ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 ñi am mbégte bu yaatu dellusiwaat ak yéen seen émission l'invité de la rédaction ma ci dalal tey Amath Suzanne Camara moom bokk ci APR Benno Bokk Yaakaar ñu fas yéene waxtaane ak moom actualité bi Amath ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre. waaw Moustapha maa ngi lay nuyu si yow tamit di la fay waaw di nuyu aussi képp ku ñuy seetaan ak ku ñuy déglu. di nuyu aussi kilifa kër gi ak ñi fiy liggéey ñëpp waaw di nuyu aussi ñu ma bokkal parti. ak jàngalekat yi waa APR yi ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar coalition présidentielle ki ko jiite le président Macky Sall. di nuyu aussi soxnaam waaw Marème Faye ndax li tax ma koy nuyu ndax ku baax la waaw ku jàppale jëkkëram la. waaw donc yu bari moom moo koy fat te dañu remarqué que président mënul def lépp c'est vrai que frustration mënul ñàkk. même ci parti opposition sax da ngay gis frustration mais si ñun la ëppee parce que parti au pouvoir la dañu jàpp ne dañuy yore ay prestige ay privilèges di ko joxe mais tey ñu waroon gën a jàppale président mooy ñu ko jege ak yooyu ñoo xam ne ñun ak ñoom président jox na leen ay cër waaw ñu gestu askan bi d'abord mais gestu aussi militants yi mais moom Marème Faye vraiment kenn jiituwu ko ci wala lim ciy def kenn du ko ci def donc kon jigéen bu baax la ba pare xaarul ñu ñëw au pouvoir elle était avec nous ci combat bi mais elle était avec nous aussi pour la mobilisation et la vulgarisation du parti. ok moom wax nga ko léegi Marème Faye ndax àndoon na ak yow ci kàddu yi nga yëkkati woon jëmale ko ci Ousmane Sonko parce que coow loolu yaa ko fi indi woon balaa ñoo dugg ci débat bi. mooy vidéo bi nga defoon coow li topp la. est-ce que yaa ngul garde corps sax ndax balaa gars yi di song est-ce que am nga fit boobu ñeme nga yaa am nga garde corps yow. waaw am naa garde corps aw ma garde corps moom je pense que jarul ma la koy wax ci émission bi. yow sa bopp mën nga gisal sa bopp wala nga constater te man je pense que aussi. xaaruma aussi coow li pour lu ma aar ak yooyu wala donc loo xam ne aussi moo may protéger ak yooyu donc loolu aussi am na waaw parce que du ministre rek moo war a am garde corps wala DG wala yooyu. déet da ngaa song koo xamante ne daanaka ñu bëri dañoo jàpp ne boo ko songee amaana tontu yi dina jóge fu nekk wax ji dina jóge fu nekk moo tax ma lay laaj loolu ndax sa sécurité. waaw c'est vrai que bi ma yëkkatee kàddu yooyu. waaw am na kàddu yu jógee seen côté ñoom yu doy waar yu musclé ak yooyu wala yu violent. ba seen conférence de presse mujj bi gis naa ñu sànni la benn flèche. waaw si moom ci boppam waaw moom ci boppam sax. sànni na ma flèche waaw dégg naa ko bu la neexee après ñu dellu si waat ci. donc mais ñoom comme ci réseaux sociaux aussi ay nitam dañ fa présent mën nañ benn nit mooy nekk fukki nit wala 100 personnes di saaga di xaste alors donc kii boobu. nu ma koy waxeeti donc singale boobu waaw donc loolu aussi dund naa ko mais surtout ma famille ak yooyu samay mbokk wala samay xarit samay am di jàmm wala ñu ma bëggal lu baax mais surtout sax ñooñu laa doon gën a calculer. ñoom dañoo tiitoon wala xalaatoon li nga wax ëpp na parce que nañu rey Ousmane Sonko tamit. non c'est-à-dire que menaces yi jóge ci beneen côté bi ñoom seen côté laay wax ne par rapport ak sama entourage. ñoom tamit dañoo doon menacé. waaw si dañ ma doon menacé mais xam nga sama menace yi man am na ci yoo xam ne du ma ko sax bàyyi xel wala du ma ko sax déglu wala du ma tere nelaw mais sama entourage ñoom dafa leen doon amate est-ce que comprendre nga wala boog dafa leen doon jaaxal wala da leen doon tiital alors que man ça ne me faisait rien léegi mujj gi nag dañuy dem ba yaakaar ne bon man dama dëgër bopp wala boog nangam sàngam ak yooyu quoi ma ne leen déedéet du dëgër bopp mais aussi du leneen man sama gëm-gëm laa topp ak sama détermination. te li ma gëm laay def li ma gëm laay wax. c'est vrai amul loo ci réccu kàddu yi bu démb doon tey di nga ko waxaat. non xam nga non déjà ci Marème bàyyil ma ñëw ci Marème parce que wax nga ci léegi ne Marème ndax ànd na ci wala àndu ci bon bi ma yëkkatee kàddu yi ba léegi gisantewu ma ak moom déggante am ak moom mais avant may yëkkati kàddu yi effectivement déggante neen wala gisante neen
mais du loo xam ne aussi daf ma ne boo demal wax li wala lale non ba naa boobu sax coow li jógaguloon ak yooyu ba ñu toll foofu donc c'était ay 15 ou 3 semaines avant ak yooyu donc li ma wax kenn santuma ko kenn waxloo ma ko du président Macky Sall du jabaram du keneen man dama nekk ci parti am fu ma bokk coalition alors donc ku nekk xam nga tey day jóg di défendre président wala dem di wane li président def fi ak fan la fekk réew mi ak fu mu ko bëgg a yóbbu alors man tamit je joue rek ma partition maa xam nag nan laa koy defee wala boog. c'était pas mal joué partition bi ni nga ko joué est-ce que c'était pas mal joué parce que tamit wax pour ñu fàtt nit ki c'est pas trop. non bon je ne dis yaakaaruma su fekkee kàddu gi ma yëkkati. si Ousmane Sonko laa ko jëmale te parce que si Ousmane Sonko laa ko jëmale. moom nga ko jëmale ci moom laa ko jëmale. mais su fekkee moom ci moom laa ko jëmale moom c'est pas de trop. mais pourquoi parce que Ousmane Sonko nit la. am ñëpp parce que tey ji bu doon dëkk bu yoon dëgg-dëggee procureur dafa laa war a woo Amath. procureur waroon na la woo. parce que da ngaa woote pour Ousmane Sonko war nañ ko rey. loolu tey ji waroon nañ la woo waruñu doon bàyyi sax nga toog fii di def plateau. waaw léegi xam nga lu tax ma ne c'est pas de trop ci moom parce que moom yëkkati na fi kaddu yu mel noonu wala lu ko ëpp. wax ñu rey nit. wax na fi Sénégal yëpp di ko dégg. les anciens présidents de la République dañ leen war a fusiller. mooy dañ leen war a rey ak liñ fi liggéey yëpp ak liñ fi def yëpp ba pare te am na ñaar ñi ñu ngi dund. non mais waxee ko noonu ah. daf ne liñ fi def yëpp ku leen fusion dara du la ci fekk bon je suppose pas genre noonu la ko waxee quoi. Moussa xam nga ne boo janoo woon ak moom doo li nga wax lii doo ko wax. parce que man nga janoon moo tax nga wax li nga wax mais xam nga ne li ma wax li mu wax ak li ma wax benn la te ñooñu dañu liggéeyal réew mi ñoom liñ fi def moom defu ko wala defu ko te ak yooyu Ablaye Wade dañ koy ñaanal mu am gudd fan am wér ak Abdou Diouf comprendre nga alors ensuite bu mu taxawee ne mobiliser 200 000 personnes à travers le pays dem déloger le président de la République Macky Sall loolu dafa garaaw 200 000 personnes yooyu bu ñu demee di song fi président Macky Sall nekk xam nga ne y aura de la résistance non seulement force de l'ordre dinañ fa nekk waaye sama genre gi dinañ fa nekk kon rayante day am te loolu mën na indi guerre civile baaxul ci réew. baaxul ci Sénégal loolu tax nga ne ñu rey ko. waaw léegi moo tax ma ne. ku mel ne Ousmane Sonko fitna lay woote loo xam ne toujours violence ay nit di dee mais kooku du nit ku baax. wala boog kooku il est nuisible à la société kon kooku waratul dund et tant que mu ngi dund Sénégal mu ngi fiy nooyee mais Sénégal du am jàmm. mais kàddu yi ngay wax ni Amath yow tamit lii ëpp na tant que mi ngi noddi Sénégal mi ngi nooyi Sénégal du am jàmm lu ni mel est-ce que man dama doon xaar tey ji nga ne man kat kàddu gi ëpp na maa ngi siy dellu ginnaaw maa ngi jéggalu la ma waxoon. waaw loolu laa la wax dama ne la su fekkoon tey kàddu yi dama ko yëkkati. jëmale ko ci keneen te gëm naa ne du ma ko yëkkati di ko jëmale ci keneen. mais bon kooku kon boobaa sax ma mën a xalaat leneen mais Ousmane Sonko kàddu yu mel nii la mérité wala lu ko raw parce que ci loolu lay dox suba ak ngoon lu nit xam ak lu nit xamul ci loolu la nekk moom jàpp na ne violence lay jëlee réew te violence boobu mu bëgg a jëlee réew noonu la bu jëlee réew ici noonu lay jiitee réew mi te Sénégal xamul loolu Sénégal dëkku jàmm la te yow gis nga toujours ni muy demee Sénégal bu jafe-jafe amee toujours mais ñi war a wax dañuy wax. yow boo jàppee ne violence la bëgg yow tamit nga ko tontoo ci violence est-ce que foofu tamit du erreur parce que am na si ñoo xamante ne mun nañ ko tontu ci beneen façon loolu façon bi nga koy waxee nii te ci beneen langue gi ñu ngi doon xaar keneen ku wax leneen lu ni mel yoon daal sa kaw yéen bu dee seen wàll yoon du daal sa kaw. mais xam nga boo xoolee yàgg na wax ñeneen ñi di ko tontu mais terewul mu continuer di yéeg a niveau donc kon man ci niveau am laa dem te moom moo ko wax même seen rassemblement bu mujj bi ñu leen autorisé daf ne. daf ne ku leen def benn def leen ko fukk mu ne leen bu leen tooñ waaye ku leen def benn def leen ko fukk waaye moom mu def ñu benn duñ ko def fukk te it ci rassemblement boobu du ci la waxoon ne dem leen seen kër yi ñu ngi fa denc ay millions ak ay. non dañ bu rassemblement amee bu rassemblement amee du ci yoonu rassemblement la nekkoon moom. woote waatu loolu le 29 ne buñ ko autorisé ak buñ ko autorisé wul. donc bu rassemblement amaatee donc loolu moo nekk ci bopp bi il faut que rassemblement amaat maanaam comme li xewoon mars loolu moo nekk ci bopp bi il faut que loolu amaat Macky Sall jóge ci réew mi bu ko defee ngeen song seen kër yi waaw léegi ñun dañuy toog xaar leen ñoom ñuy song suñu kër yi
yow xam nga ne man ku ñëw song sama kër ma dóor la bal. ah bon bañ a. mais pourquoi violence boobu amaat ku ñëw song te keneen kuñ ko def nga def la même chose. et puis lan mooy ndeyu vous ñi may déglu il m'excuse du terme lan mooy ndeyu waa kër Ousmane Sonko di toog ba mu neex leen di ñëw di song suñu kër yi te ñoom kenn du song seen kër. non loolu benn manifestation. kenn du song kër Ousmane Sonko. non loolu événement mars yi la woon après événement mars kenn gisaatu ko. mais waxaat na ko. c'est-à-dire que donc moom laa lay wax ne la chaque fois bëgg na loolu amaat mais loolu fu ñu ko teg foofu lii mu ngi soog a am façon Abdoulaye Wade opposé wu na fi ba xolam sedd il a été un grand opposant reconnu 27 ans Macky Sall même chose avec nous le président Macky Sall on s'est opposé dañuy tegal ay vaaram ne moo fi waxoon lii dañu koy tegal mais il s'est opposé mais loolu musu fi am seen kër yi pour lan ak sama njaboot vous imaginez par exemple vendredi 17 pour vous dire que pour revenir sur sa question bi passé sama ñi ma jege dañ doon insister le vendredi 17 ba pour ne ma kon sa waa kër neen fi jóge buñ fa fanaan. di ragal ku leen song. waaw pour ragal mais dañuy ñëw song sama kër. noonu sama sœurs yi surtout sama sœurs yi j'ai beaucoup de sœurs. tubaar fa kàlla sama papa dafa jabootoon il était polygame surtout mes sœurs di insister di woote da nga dëgër bopp da nga nii te xam nga comme ñoo ma féete mag. day mel na man déggaluma leen. te alors que ñoom xam nañ ne man dama leen déggal lu ñu ma wax loolu laay def mais le terrain politique ak le terrain familial c'est pas la même chose dama mujj obligé wax ak sama jabar ma ne ko nag c'est yaay xool après ci la mujj moom dem génn kër gi. kon yow da ngaa rawale woon njaboot gi. non dafa génn kër gi ànd ak ñu jigéen ñi. waaw rawale njaboot gi rek. waaw non waxal damaa rawale njaboot gi rek waxal damaa rawale man ak sama doom bu góor on est resté. ma ne du ñoom man lañ soxla. bu ñëwee fekk ma fii amul problème man maa ngi fi. kon tiitoon nga de. tiit non su ma tiitoon damay génn kër gi. mais man je suis resté dans la maison sama waa koñ ñu ngi may dégg. sama waa kër ñu ngi may dégg. nga toog nelawoo parce que li nga wax la. xam nga dañuy faral di wax ne daw ba rëcc. ci ngóore la ci ngóore la bokk. mais moytu aussi baax na. mais man dawuma dama toog comprendre nga. mais jël samay matukaay de toutes les façons buñ doon fukk ñëw song ma. mën nañ jël sama bakkande mais dina am ñoom fukk ñoom duñ dellu ak du ñoom ñëppay dellu ak bakkan. waajaloon nga sa bopp daal. waaw ça moom c'est clair. armé wu quoi. xaw ma lu ma def mais daal ñoom buñ doon fukk ñëw song ma sama kër ma waxuma duñ ma fàdde mais ñoom fukk yooyu du ñoom ñëppay delluwaat. sa waa parti ñu gis ne dafa ñu communiquer ñaawlu ko bien vrai que waa Wallu waa Yewwi ñaawlu nañ ko mais sa waa parti daal gis ñu kenn koo xamante ne condamné nga ay wax yu ni mel mu jaaxal ñu bëri nag parce que wax ji nga wax moom dafa ëpp goo xamante ne pour man ñi bokkoon sa parti waroon nañ génn ñun Amath kat li ñu wax ñun ànduñoo ak moom waaye waxam na rek dafa toog def vidéo am sànni ko parce que waxee ko ci plateau waxee ko feneen. non man Ousmane Sonko moo def vidéo ma tontu ko ma def vidéo tontu ko. mooy vidéo bi mu def ne 200 000 personnes. waaw ñu attaqué chez le président man vidéo boobu laa ko laajee la xam nga yéen tamit parfois ni ngeen di. ni ngeen di dajalee phrase man moo may yéem quoi yow enseignant nga mais parfois ni ngeen di rapporter wax ji dafay mel ni dafay yéeme daal. waaw mais yow xam nga dégg nga ko interprétation la rek. yow dégg nga ko mais xëy yaa gën a xam ne Ousmane Sonko ku ko seetaanoon. ci épisode bii ñu génn. législative yi noonu lay continuer di manipuler les gens di continuer di mobiliser ay nitam ba li xewoon mars xew fi donc loolu la. loolu kaw lañ bëgg. voilà jeex na loolu ci tànk yooyu la nekkoon mais donc ñun ñoo ko mayul te duñ ko may donc moo tax ku ci nekk nga agir selon fi nga mën a agir jeex na loolu rek la. yow menace nga amoon. non du question menace. man da nga ne ku ne fi nga toll nga agir. waaw du moom daf ñu doon mën daf ñu doon mën moom chaque jour mu menacé ñu moom chaque jour mu xëpp ñu chaque jour mu attaqué ñu nappaate xuppaate te moom ragal la Ousmane Sonko amul fit ba pare critique la ragal bëggul ko critiquer yéen journalistes yi du ngeen ñemeetul sax def face à face ngeen koy poser ay questions parce que critiquer yaramam moo nangul critique ba pare moom chaque jour nag mu bëgg a critiquer Macky Sall di ko attaqué léegi ñun ñu koy seetaan
Macky Sall waxuñu ñu xas kenn waxuñu ñu saaga kenn waxuñu ko de. bi nga defee génn ba léegi ab déggante ak Macky wala Marème wala yenn responsable yi. xam nga sànq yaa ngi wax ne bi ma defee sama sortie bi gisoo kenn mu ñaawlu ko si ñun. non déedéet si am na ñoo xam ne rafetlu wuñ ko wax nañ ko man dégg naa leen. et ñoo xam ne du ma mais je parle de façon officielle quoi daf communiquer ñaawlu ko quoi xaaral maa ngi ñëw waaw ba tey bu la neexee xam nga loolu du ma leen tudd parce que ñoom ñëpp samay xarit lañ ñoo bokk parti wala ñoo bokkoon parti mais ñoom ni ñu ñaawloo sama wax noonu lañ ñaawloo aussi waxu Ousmane Sonko. c'est vrai c'est-à-dire que donc maa ngi moom ñoo yem wala bokk kenn tànnewul sa morom léegi nag day soppeeku rek ñun ñu soppeeku loolu rek la le président Macky Sall man président Macky Sall am na yeneen yitte Marème Faye am na yeneen yitte yu dul Amath Suzanne wala lu Amath Suzanne def ak lu mu wax président Macky Sall dañ ko dénk réew mu dénk ko Afrique Union africaine donc mu war a yeewu suba di nekk ci soxla askan bi que du toppatoo ay faits divers non ñun moom ak gouvernement am. Amath doon ñoom ñu ngi li ñu war a def ñoom ñu ngi koy def. Amath doon la woon léegi nag ñun ñoo xam ne peut-être. yéen yor bouclier. voilà donc ñu nit est-ce que doon la woon côté bi rek au def même li ñu war moment a bu ñu def jàppee Serigne Abdou Bara Dolly. ñu naan ñu ngi ko jàpp bàyyi Amath Suzanne mi def woote ne nañ rey Ousmane Sonko. comparaison boobu ñu doon def doon la woon déranger nga yaakaar ne actuellement yaa ngi nekk di yàqal président Macky Sall. non est-ce que doon woon jékki-jékki nga am gis-gis boobu na parce que nit ñi doon nañ def comparaison boobu. waaw xam nga sa question bi dafa indi yeneen question man ñaanuma yàlla di yàqal président Macky Sall te gëm naa ne mën naa ko yàqal nag ba pare te du ma wax dara parce que du à chaque fois bu ma defee erreur rek lay ñëw woo ma wala xëcc sama nopp mais ñaanuma yàlla di ko yàqal mais président Macky Sall ni ma ko xamee bés bu jàppoon ne yàqal naa ko benn di ko yàqalaat ko ñaar ba di ko waaj a yàqalaat am na fullaam ak faydaam arrêté ma te su ma arrêté damay taxaw ndax déggal naa ko mooy sama kilifa mooy sama leader mooy sama référence. alors yaa ngi wax sànq ne procureur lu tax woowu ma man bañuma procureur woo ma te wax naa ko turul fii parce que citoyen la républicain la je suis dama nekk nit kese la fii Sénégal waruma fi nekk di wax lu ma neex di def lu ma neex déedéet du ma ko nangu même suñu kër du lu ma neex laay def wala lu ma wax même sama kër nga xam ne je suis le père de famille du lu ma neex laa fay wax ak lu ma neex laa fay def oui donc samay doom samay nawle lañ sama jabar sama nawle la alors mais Serigne Bara Dolly li mu wax ak man li mu wax du benn moom institution la tooñ te li mu wax tegu ko fenn say sos la te moom xamal leen ko loo xam ne ñun waxuñ ko te ñu ngi si toog jàpp suñu njàmbur sama xarit la moo tax bugguma ko chargé Ousmane Sonko moom ci boppam su ma procureur woowul man parce que dama ne su ma procureur woowee aussi dafa war a woo Ousmane Sonko parce que maa ngi moom kiif. non yow li nga wax mu ëpp. waaw ba tey loolu sa jugement la yow doo procureur. waaw mais Serigne Bara Dolly Serigne Bara Dolly comme ni ma ko waxee li mu wax mu bokkul ak li ma wax procureur nag su ma woowul Ousmane Sonko mën na ma porter plainte. mais enseignant passif sax porté nañ la plainte man jot naa gis naa kii bi ba léegi kenn woowul porté nañ la plainte ba léegi kenn woowagul la. waaw mais xam nga lu tax. xam nga man jànguma droit. waaw comme yow. exercer wu ma ko it. mais nag jàng nañ xam nañ. parce que am na loo xam ne aussi xel mën na ko nangu. waaw lan nga jàpp ne moo tax. non li ma jàpp mooy. c'est parce que man ñaar. ñoo mën a tax ñu woo ma ci wax jooju muy procureur gis ne moom war nañ ma woo moom moo xam nag fan la koy teg. ou bien Ousmane Sonko ndeyu mbili gi bi ma jàkkaarlool moom ci boppam mu porté ma plainte mais ces enseignants effectivement gis naa ñu porté plainte ba publier ko. ak keneen ku mu mënti doon mënul ci man dara parce que Ousmane Sonko laa adressé. moom moo la war a plainte. si voilà loolu la yoon wax parce que man tamit bi ay enseignants am jóge mais man tamit am naa ay conseils man ni Ousmane Sonko amee ay avocat noonu la amee ay avocat donc moo tax mujjul fenn te ñoom loolu lañ ma waxoon ne ma kenn du mujj fenn
c'est de la politique. ok waaw c'est pour faire plaisir à Ousmane Sonko mais moom ndey mbili gi moom mën na jóg porter ma plainte boobaa moom yoon mën na ci def liggéeyam moo xam dañ may déglu moo xam fu muy mujj. waaw moo la procureur si boppam mu kii. kon pare woon nga daal pour dem wuy ji buñ la woowee. non bien entendu moom non bien entendu même bu dul affaire Ousmane Sonko tey. mën naa mais am na ñu ne Amath buzz da doon wut parce que kenn gisul fenn Amath dégguñu ko moo tax mu def vidéo mu sànni ko ci internet pour ñëpp topp Amath parce que bu dee buzz tamit réussir woon nga ko maanaam polariser attention yëpp au bout de pendant une semaine et quelques ku def conférence de presse ñoo ngi gis conférence des leaders Yewwi toog wax ba jëmale ay kàddu ci yow te ñun xam nañu ñoom daawuñu wax sax ba tudd la. kon bu dee buzz nga si doon wut côté boobu réussir nga ko. waaw Moustapha xam nga yow sama waay nga vraiment aussi li nga wax. bon dëgg la wax ma li nga wax dëgg la buzz nga si doon wut reetaan la ma def. yow xam nga ne man bi may am buzz Ousmane Sonko amul buzz nan waxante dëgg. non mais non bàyyi li nga wax waay. yow jamono yi bi ngeen doogay ñëw. Ousmane Sonko man avant Macky Sall di ñëw au pouvoir les Sénégalais ma connaissaient nan waxante dëgg. bi am na moom bi mu may sànni xeer seen conférence de presse bu mujj bi passé il faisait allusion à moi. waaw du ma sax jaar ci mots yi mu employé ci jëmale ko ci man mais yéen ñëpp dégg leen ko Sénégal yëpp dégg leen ko bi dem na ba cité le président Macky Sall ne bi ñu ma arrêté man moo doon wax ne na Abdoulaye tabax ay prison yu bari ak yooyu manifeste ak yooyu comprendre nga. alors donc kon xam nga ne loolu moom laay wax ne man léegi communication dafa développé ba nga xam ne ak réseaux sociaux yi mais période ñun bi ñuy nekk dans l'opposition bu fekkee ñetti nit xam nañ ko ñu ànd ak président Macky Sall wala juróomi nit Amath Suzanne Camara si ñett yi la bokk si juróomi la bokk. alors la preuve sa question bi dafa am solo de la preuve bi ñuy nekk dans l'opposition man ñaata yoon lañ ma jàpp dugal ma ci kaso bi. mais actuellement. non ñaata yoon lañ ma jàpp dugal ci kaso. mais buzz kon tey buzz bi kii am nu mu tuddati bëgguma sax di tudd turam. Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna am ndax li muy dugg ci kaso man kon dama koy am ndax dàq ma woon dugg kaso te je le connais bien moom xam na mu baax parce que il a fait Koungheul ak yooyu moi biñ may radier de la fonction publique d'ailleurs bi may rëbës bëgguma di ko wax tout le temps man kese parce que commissariat yi man def naa ko ñeneen def neen ko mais kaso la mooy la prison. mandat de dépôt. waaw mandat de dépôt man kese maa ànd ak Macky Sall dans l'opposition ñu def ma ko. amul keneen dañuy def garde à vue garde à vue ñu ñibbi ci commissariat la ñu yem man kese Amath Suzanne Camara man lañ def mandat de dépôt ñu defeere ma à Rebeuss loolu maa ko am. alors donc boobu biñ ma bàyyee ba ma génn ndeysaan maa ngi koy fàttaliku parce que biñ ma libéré bon tribunal quoi après mënoon nañ ma bàyyi le même jour mais xam nga procès bi comme yéexoon na ak heure bi le temps que ngay eggaat parce que le temps ngay eggaat ca kaso ba cette procédure la ak yooyu di jóge sa tribunal ba ngay dem foofu donc procédure donc xawoon na guddi ñu ne kon naa bàyyi ba demee ak procédure bi booy génn ak yooyu. le lendemain lañ ma bàyyi le lendemain amul benn journal ci Sénégal bu binduloon ci man d'ailleurs maa ngi koy fàttaliku temps yi sax maa ngi moom neexawuñ mais sama grand la Mahmoud Saleh directeur de cabinet du président de la République ndeysaan mu woo ma téléphone du ñëpp a ma woon nag ñu bari ma woowee appelé mais moom bi ma wooyee maa ngi fàttaliku kàddu gi ndeysaan mu ne ma lii rek war na tax nga sant yàlla ba pare nga xool lu bari mooy tey mënoo ubbi benn journal boobu man liiraguma sax journal parce que taluma ko sax mënoo ubbi benn journal te binduñ sa tur waxuñ ci yow. alors donc kon. waaw loolu parenthèse la woon quoi. mais actuellement laay wax quoi actuellement da nga nekk ci foo xamante ne. buzz bi nag nekkatu fi Amath.
buzz bi nekkatu fi et puis ñu bëri dañ naan lan moo waral lii buzz bi nekkatu parce que Amath du directeur Amath gisuñu benn poste mag boo xam ne Macky Sall jox na ko du ministre conseil ba pare mu nekk au front di sànni ay xeer yoo xamante ne ñi yor ndombal tànk sànni ñu xeer yooyu ñu ne est-ce que du loolu moo tax tamit ngay yëngatu noonu xam nga pour waa ji sédd la waaw bon waa ji moom su ma séddee ma jël lu mu ma jox ma jël waaw te it seetaanuma ça je le dis waaw loolu moom je le dis waaw sama digganteeg moom nag du lu may wax ci biti mais man xam naa moom xam na te ñi ma jege it xam neen sama digganteeg moom mais xam nga même avant coow li di am journaux yi sax titre neen ko wala da ngay dégg benn responsable mu wax ne président Macky Sall mën naa ko sax citer ku mel na Farba Ngom ci benn émission wax na ko mu ne président ñi mu jox ndomba tànk ñi mu jox doole te duñ ko jàppale te duñ ko défendre man président su man mënoon naa toog du ma def dara parce que damay ne j'ai pas les moyens de ma politique ndax ñoom moyens yi ñu am man aw ma ko mais du ma ko def xam nga lu tax parce que gëm-gëm la ak détermination mooy li ma la wax man su fekkoon ay moyens la prestige privilège man du ma ànd ak président Macky Sall ñu nekk PDS mu bàyyi PDS ma topp ko dafa bàyyi PDS nangu dem dans l'opposition ma ànd ak moom dans l'opposition ba ni muy jëlaatee pouvoir te tey bés bu jeexalee aussi c'est évidemment opposition lay dellu moo xam ndax ñun suñu candidat moom mooy nekk suñu candidat wala dañuy am beneen candidat suñu amee beneen candidat gañewul ñun ñëpp dañuy dem dans l'opposition te boobaa aussi damay ànd ak moom dem dans l'opposition façon bi ngay politiquer tamit Amath est-ce que tamit doo ko xoolaat waaw xam nga Amath ci kàddu gu dang bi Amath ci parfois nga kàddu gi sax saaga bi wala Amath ci wax ju ëpp ji loolu tamit est-ce que doo ko xoolaat du tax président du la yéex a dénk parce que dayaa kii su ma ko dénkee place mu xeex ak ña fa nekk non loolu ñuy yàq sama der ñoo koy wax mais yow tamit Amath noonu ngay politiquer de Amath kàddu gu tàng bi waaw mais non xam nga nee naa la loolu kàddu yooyu dama koy dégg et que yooyu dañ koy yéega sax ba au niveau mais xam nga man sama style la rek ci ni may politiquer wala ni may defee syndicat voilà mais man chez moi kenn du ma gis ma saaga kenn ma xas kenn wala ma xuloo kenn wala ma xeex ak kenn ñëpp a ngi may dégg waa Koungheul ñu ngi may dégg falaa juddoo maa ngi yaroo Ndar Corniche titre 610 en face bloc 16 falaa yaroo j'ai grandi à Saint-Louis parce que sama côté yaay waa Saint-Louis lañ ñu ngi may dégg joué naa fa nawetaan gagné coupe donc kenn mësuma dégg ma xeex ak kenn ma xuloo kenn HLM 5 ñu ngi may dégg falaa amee bac sama kër tonton def naa fa 10 ans ñu ngi may dégg kenn mësuma àtte ci xeex wala ñu ne Amath wax na lii nit ba ñëpp jàpp seen gémmiñ amul alors si wàllu politique même si wàllu politique sax man saagoo ma kenn xasuma kenn ku ma def nag ma def la ku ma saaga ma fayu oui loolu moom du ma ko nangu loolu moom du ma ko nangu ku ma saaga moom. non xoolaat kàddu gi. ku ma xuri ma gàjj la waaw. politique moom rapport de force la wala defante la yaa ngi nii gis nga. ci loolu leen Ousmane Sonko waaw nee na Macky Sall rapport de force la xam. ci loolu leen di woo. xam nga tey boo xoolee politique bi. moom nee na ñun léegi sax ñoo féetewoo opposition. yéenay opposé waaw ñoom ñooy kii parce que ñun dañuy xaar ñoom ñu wax rek. ñun ñu tontu parce que yéen réaction rek ngeen def. waaw d'accord waaw mais xam nga tey ñun. mën naa jàpp ne sax c'est normal parce que ñun dañoo dénk réew ñu war a liggéey. ñun Sénégalais waruñ ñu gis fii ñu nekk fii chaque jour di dàgg santé. te war a lijjanti seen ay soxla waaw mais gis nañ ngeen jàppoon xam nga lu waral lool. c'est parce que il faut que ñu rétablir les faits. loolu mooy wax ci on doit rétablir les faits.
ok Amath ñoom bu ñu waxee ñu ñëw ci événement yi. dañoo jàppoon marche le 29 su ma juumalee. moom lañ jàppoon ne Ousmane Sonko jàppoon ko. mu jëntal gi ñu gis ne nee na am na ay médiation yu bëri yu am ñu jaar ci suuf ba finalement ñu bàyyi ko daal def benn concert de casserole. ñu gis nañ concert ba na mujjee doole ba mu amoon ci concert bu njëkk ba amu ko en tout cas loolu constat la bu fi nekk. ban lecture nga def ci manifestation ba ñu bàyyi ne defuñ ko. ak concert de casserole na mu mujjee. waaw ñoom xam nga tey effectivement tout le monde a constaté que ne seen concert bu njëkk ba lañ ca amoon amuñ ko ci bii bien que boobu aussi c'est pas tous les Sénégalais qui avaient du Sénégalais yëpp ñoo jëloon seen ay ñoo ci participé mais quand même amoon na bruit waaw il faut le reconnaître mais bi yoon amul xam nga ñoom il manque de stratégie parce que ñoom waroon na xam ne Sénégalais taluñ loolu te mooy comme li ñu doon wax léegi Sénégalais d'accord nañ que politique yi am maanaam ñu ñii di opposition war a opposé wu ñun ñu war a liggéey lu ñu xam ne defuñ ko waroon nañ ko defal askan bi defuñ ko mu am opposition bu ko ŋàññi wala bu ñu faire revenir à la raison ba attirer suñu attention sur yenn sujets yi donc loolu la ñuy askan bi di xaar ñun ñu liggéeyal leen ñoom ñu ñuy contrôler mais quand di leen woo ci loo xam ne amul leen njëriñ do askan bi boobaa ñoom moom seen bopp te xam nga lii wane na Sénégal jarul xeex jarul xuloo askan bi am neen seen fulla ak seen fayda et la preuve ñaari alternance am na fi te bal tàkkul ñëpp dem voté ci jàmm jëlee fi Abdou Diouf ci jàmm ak salaam mu dem ci jàmm ak salaam Abdoulaye Wade ba mu jotee it ñu may ko ñaari mandat ñu jëlee ko fi ci jàmm mu dem ci jàmm kon ñoom élection locale yi wane na ko Dakar a ngi nii ñun gañewuñ ko Ziguinchor a ngi nii gañewuñ ko Guédiawaye gañewuñ ko donc les populations ont choisi voter ki leen neex donc législative yi aussi lenn rek la ku ci nekk demal nga wax ak say nit mobiliser say ay nit boo waree wut oto nga wut oto boo waree wut carburant nga wut carburant def ci dem wax ak ñi nga war a waxal donc affaire bi loolu la donc je pense que ñoom ba ñu bàyyee nga xam ne le bal à terre loolu ñëpp ko rafetlu man dama ci kontaan bi ma gisee ñu doxalee noonu parce que c'est vrai que joxe nañ ay raisons mais loolu moo leen waroon parce que aussi jusqu'au boutiste amul te ñoom élection yi ñoom bokk nañ xam nga ñoom dañ doon wax ne waaye bu ñu génnee seen titulaire bàyyi suppléant ñu dem tamit bokk xaaju nit la parce que ñëpp suppléant kenn xamu leen Ousmane Sonko wax na ko fi seen titulaire ay Ousmane Sonko lañ xam ay Aïda Mbodj Déthié Fall Habib Sy ñooñu boo leen génnee dugal ñeneen ñoo xamante ne kenn xamu leen ça pose problème léegi kon ñoom seen suppléant ñoom tekki wuñ dara ñoom duñ ay duñ dara ñëpp xam nañ équipe remplaçant équipe titulaire du ñu benn mais yow xam nga ne yàgg nga gis remplaçant yi ñëw gañe match bi waaw day am mais remplaçant da nga ku xamul dara moo war a nekk remplaçant déedéet non man je suis pas d'accord c'est vrai que yow yaay xool ban stratégie ngay fubalee tey ban système de jeu da ngay xool joueurs yu nga am yaakaar que ñoom ñoo war a mën a gagner match bi te la plupart yow boo xoolee un match de football la plupart se gagne en deuxième mi-temps remplaçant yi soit même boo mënee score mënee 2-0 wala 3-0 yaa ngi ne deuxième mi-temps nan laay def ba du ma encaisser wala ba conserver sama score wala boog ba kenn du ma fekk si donc kon loolu la seen remplaçant yi luy kenn xamu leen ñoom ñoo war a nekk député Ousmane Sonko rek moo war a nekk député du Khalifa Sall la ngi nii ex mu ngi ci liste yi kenn du ko dégg Karim Wade du mu ngi nii nekkul ci liste yi waaye léegi Ousmane Sonko moom bu nekkul ci liste yi rek dañu war a taal Sénégal alors que président mais s'il est écarté injustement si bu gisee ne dañ ko écarté injustement aussi non est-ce que loolu ça fait pas mal quoi waaw d'accord naa que ñoom seen droit ak seen ak seen yelleef ñu revendiquer ko mais dafa am fu mu yem dafa am na limite te aussi wax nga ki war a àtte na ministre de l'intérieur avec la direction des élections jël na dogal conseil constitutionnel jël na dogal cour suprême jël dogal te yow xam nga ne ñoom seen liste Dakar bi yow xam nga ne waruloon jàll bu ñu waxantee dëgg rek bu ñu waxantee dëgg seen liste Dakar bi waruloon jàll mais pourtant jàll na. mais pourquoi waru woon jàll te ñu may la ñu mën koo changer. ah si.
ah waaw loolu yow yaa ko wax. loolu moo tax sax conseil constitutionnel bàyyi la ñu dem changer ji ko. non xam nga yow yaa wax loolu parce que jàpp nga ne droit permettre na ko. mais man dama jàpp ne ñoom seen liste boobu baaxul. mais xam nga am na ko ñuy atte yow da nga wax sa xalaat ma wax sama xalaat mais conseil constitutionnel yoon atte nañu mais man gëm naa ne ñoom seen liste Dakar bi baaxul et pourtant jàll na. alors kon moo lay wan ne ñoom ci erreur lañ nekkoon te façon boobu sénégalais yi am na foo xam ne boo fa bëggee yegg ñu xam seen bopp am seen fulla ak seen faayda taxaw démb sénégalais yi loolu la ñu wane déggoo benn riir casserole. non coowal tabaski bi lay njatt ah dëkk bu metti xar amul nit ñi sonn di ko kër si loolu lañ nekkoon ah mais Paadu dañoo woon ginnaaw opposition bi. waaw man d'accord naa ne. coowal tabaski dëkk bee metti. d'accord dëkk bee metti amaat loolu lay njatt dëkk bee metti. mais adduna bi yëpp metti. adduna jamono si boppam moo metti te sax boo xoolee même il y a 10 ans ou 20 ans dañ daan wax aussi jamono dafa metti. adduna moo demee noonu adduna mënul neex on n'est pas au paradis oui on n'est pas au paradis. waaye nekkuñu safara tamit de. waaw d'accord mais fii dañ fi ñëw pour ñefe liggéey daan sa doole. oui y a pas de sot métier bul jàpp ne France il faut nga dem France wala États-Unis wala Espagne pour réussir non et puis ñun dem nañ ci dëkk yooyu xam nañ la fa nekk te fii ba mën nga fi toog tekki ñefe. mais fii am na ñu fi toog di ñafe yow yaa ngi di toog fii di ñafe man maa ngi di toog fii di ñafe te saa yu ma bëggee dem yow aussi la même chose keneen noonu alors donc loolu mooy fulla loolu mooy fayda sénégalais yi dañu wane seen fulla ak seen fayda man gëm naa ne effectivement que démb am na ñoo xam ne ñoom lañ àndal te fëgguñ ay bool gëm naa loolu parce que taluñ ko ba pare aussi taluñ ko déjà tabaski bi mais aussi parce que affaire bi combat bi jeex na. waaw combat bi jeex na c'est vrai. combat bi jeex na il faut aller à l'essentiel. très bien il faut aller à l'essentiel dañ leen bëgg a wax ne yéen seen yooyu ngeen caaxaana rii yooyu ngeen nekkoon bàyyi leen ko te dem def li ngeen war a def. def farata gi xaar campagne bi ubbi ngeen. jeex na campagne fan yii passé dañoo gis Aminata Tall mu génn ñaawlu élection yi nañ ko doxalee ak yow mel ni dafa song ki nga xam ne mooy Macky Sall. après sox yu bëri tir groupé ci moom. song yi rek yow dégguñ mu jaaxal ñu bëri comme yow. yaay gàddu fital bi te nekk ci wet gi ku wax Macky Sall rek nga génn xaañ ban wàll nga koy jox lan nga koy ndawtalee ci sorteem boobu mu def. waaw bon gis naa ne moom bi mu waxee ba pare sax après Mankeur sama grand aussi moom tamit essayé na def un peu la même chose mais xam nga tey ñeneen ñi liñ leen wax rek mënuma ko wax lu ko weesu parce que tey man jàpp naa ne position biñ nekk moo tax te loolu waru leen man dama jàpp ne tey peut-être ñoom jàpp nañ ne ils sont au frigo moo tax ñu doxalee noonu mais wane neen ay image yoo moom mu toog di tàgg Macky Sall parce que boobu mu ngi nekk président conseil économique et social te moom comme ni ko ñenn ñi waxee ne ko chantage bi mu daan def Ablaye Wade ça ne marche pas ci Macky Sall effectivement le président Macky Sall ne fonctionne pas comme ça c'est vrai que rapport de force xam na ko mais tamit am na foo xam ne boo fa bëggee yegg moom du ko nangu le président man ni ma ko xamee moom kenn du ko jaay doole. mais est-ce que waxuñu ko dëgg tamit ne ko nañ xoolaat processus bi ak façon bi ñu defee. élection yi non président bañul du woon liberté rek. seen liberté non président bañul ko wax dëgg. mais moom Aminata Tall soxlawul buy wax président dëgg mu woo Sénégal yëpp. mais mën na dem waxanteeg moom am na possibilité boobu. Mankeur aussi la même chose Mankeur aussi moom tamit amul lu mu wax fii la ko président yeewu directeur de cabinet kese la fi doonoon. avant Macky Sall di accéder au pouvoir mu nekk directeur de cabinet wu Gadio d'accord c'est un bon intellectuel ak yooyu mais un diplomate loolu yëpp reconnaître nañ ko am na compétence am na mérite ak yooyu mais président def ko ministre te ba mu ko jëlee ministre aussi te xam nañ yan condition moo tax ñu jëlee ko ministre am du lépp la ñuy wax alors bañ ko jëlee ministre aussi président am na feneen fu mu ko yóbbu après niñ ko ITIE bi xaw ma du moom lañ ko joxoon après ñu yóbbu ko aussi Centrafrique yooyu yëpp yaa l'appui du Centrafrique représentant Nations Unies la fa état Sénégal bu ñu nanguloon du fa dem moo tax ma ne la xam ne am na ak compétence am na mérite waaye nag
am na ñu am compétence am mérite président joxu leen te yàgg neen sonal Macky Sall donc tey Aminata Tall moom exemple Mimi Touré rek war na ko doy Mimi Touré du fii la nekk ministre après ñu def ko premier ministre après duñ ko dàq mu dellu siwaat nekk présidente assemblée nationale ñu dàqaat ko. présidente ñu conseil économique et social. waaw yàlla na nekk présidente. waaw yàlla na ko nekk bon mais bu ko keneen nekkee it awma ci problème parce que foofu aussi bon le choix du président aussi bu mu mënti doon rek ànd naa ci. mais aussi am naa yéene ko mun jiite aussi assemblée nationale mais. du man maay décider député yi ñooy décider ak le président Macky Sall assemblée ga nga nekkoon te yàggoo waaw loolu bu la neexee ñu dellu si alors tey Mimi Touré mu ngi nii tey jiite suñu liste et pourtant je vous dis est-ce que xam nga ne 2017 Mimi Touré bëggoon na jiite liste Benno Bokk Yaakaar et elle a été recalée mais xoolal ñu jox ko Boun Dionne ñu jox ko Boun Abdallah Dionne te boobu Boun Abdallah Dionne aussi daf ko mérité ah oui boobu moo doon premier ministre sortant waaw kooku kay moo war a dem défendre le bilan bi mu am ak son gouvernement à défaut du président Macky Sall alors donc tu as vu donc kon affaire bi du da nga war a am rek tout le temps wala dañ la war a jox ñeneen ñi aussi chacun à son tour waaw donc daal man gis naa ne waxatul Mankeur aussi après gis naa mu def sortie ak menaces yi doon jot mais man li ma leen di digal mooy ñu def comme ñoom Aly Ngouille ak Amadou Ba ak Mamadou Makhtar Cissé ak El Hadj Omar Youm bañ leen président génnee ci gouvernement bi kenn déggu leen. Abdoulaye Diouf Sarr. te Abdoulaye Diouf Sarr it mu ngi nii féliciter le président war ne ko tey laa gën a mën a ànd ak yow te loolu loo ci gis Amadou Ba du mu ngi nii dellusiwaat. mu ngi ci liste bi mu ngi ci liste yi bii passé du moo doon coordonnateur national. Aly Ngouille du mu ngi nii ci liste bi Linguère moo ko jiite. El Hadj Omar Youm moo jiite Mbour donc kon man ñun suñu exemple rek war na doy ñoom dañ ma ëpp mérite kan moo leen xamoon. bu ñu limit waaye histoire bay bëri. da ngaa bëri histoire amaat loolu. te ñu ngi nii continuer gëm président. histoire bay bëri voilà donc loolu la te am na ñoo xam ne ñu ngi fii ñu dul man. président joxu leen dara Abou Sow a ngi nii un grand enseignant. Rufisque lay militaire. lan moo war a nga yaakaar ne ku ci mel ni yow ak ñeneen président mel ni ñu leen fàtte ba ci Koungheul sax investiruñ la gis nañ ne Fanta lañ investir ak keneen góor gi damay fàtte tur bi sax. waaw kii xam ne kenn seenu ko woon Mohamed Dieng. ñu au moment où ñu doon xaar Aline Badara Ly wala ñeneen. yow sax am nañu la xawoon naa séntu waaye gisuñ la fa. lan moo waral ba léegi yow ak nga lim noonu ba léegi ñu mettre leen au frigo ngeen yàgg fa congelé wow koŋ. ñu tëddee naa génne lan moo waral loolu. saa yaa ngi may sànni xeer rek waaw léegi Fanta Sall. sama sœur la. maa ngi koy nuyuwaale su fekkee mu ngi may déglu. Mohamed Dieng aussi sama mag la waajur la aussi. ci man moom tamit su fekkee mu ngi may déglu wala ak ñi seen njaboot maa ngi leen di nuyu bu baax te it fas yéene naa jàppale leen ak yooyu man maa ngi ñaan yàlla aussi suñ Koungheul yëpp futteeku ñu campagne. jox président majorité parce que du Fanta moo soxla du Mohamed Dieng moo soxla président Macky Sall moo soxla victoire bi moo soxla am majorité absolue pour continuer liggéey bi mu entamé Sénégal man Koungheul boo xoolee candidats yi bari woon nañ une trentaine il fallait trancher ñun suñu bopp mënuñ jubóo suñu biir même plénipotentiaires yi président yónni woon sax pour ñu jubóole ñu mënul nekk ku ci nekk ak sa ambition mais président moo waroon arbitré et il l'a fait moo tranché. voilà donc il l'a fait donc tout le monde doit se plier. ni nga lim noonu léegi kenn joxuñ leen dara. waaw non man par exemple. li ma bëgg a wax man par exemple. man awma problème ci loolu te xam nga man Koungheul mënuma fa buuxante. au niveau local. parce que sama frère ñoo bokk benn papa. il est le maire sortant. yaa ngi dégg muy Mayacine Camara déjà aussi il est ministre de la République. secrétaire d'État secrétaire d'État. Donc moo tax Koungheul lañ fay joxe ci cër mënuma ko di xëccoo maanaam comme maire comme président conseil départemental mais yii ñu jëm su fekkee sama frère bokkul te yaakaaruma mu bokkaat mu bëggaat yaakaaruma ko mais su fekkee sama frère bëggaat samp nëndam élection mairie yi di ñëw ak conseil départemental
nu ma waa Koungheul yëpp dégg na ma Sénégal yëpp dégg. dinaa samp sama ndënd. te fu député taxawaatee it dinaa samp sama ndënd. waaw tontu ma sama question balaa ñoo yëkkati maanaam lan moo waral am ñoo xam ne ba léegi gisuñu seen bopp ci yoon bi président Macky Sall te ñu nekkoon ay compagnons ñu yàgg. waaw non xam nga mooy comme li ñu doon wax léegi rek si biir waxtaan bi aussi ñu ngi ko doon effleurer. xam nga président moom li may wax rek tey war na gëstu ñu mu àndaloon jàppale leen dooleel leen ñi ci ñenn ñi mu dénk leen ndomba tànk ñenn ñi aussi mu xool nu mu leen mën a jàppale ci beneen fànn. alors mais comme li may wax sànq président mënul def lépp mënul xelam di daj ci ku nekk tey ñi ko jege. te mu dooleel leen ñoom tamit war nañ ko jàppale ci côté boobu mooy comme li ma wax ne tey soxnaam loolu mu ngi ci mais tamit du moom rek moo ci war a nekk. mais li ci ëpp li ñuy gis mooy kuñ ci jox ndomba tànk nga am ay moyens sa bopp nga lijjanti ak sa waa kër alors que du loolu d'accord war nga mettre à l'aise ta famille mais tamit war nga wàcc sur le terrain xool ñi ci am ay jafe-jafe nga jàppale leen askan bi. yi bañ ko yemale rek aussi ci ay militants APR te président du ay militants APR rek ñoo koy votel y a des sympathisants ñi am na ñoo xam ne dañuy gis politique am doy leen wala moom jëmm ji ñu doy ko donc ñooñu war nga leen dem di leen nemmeeku mais toog fi nga toog sa bureau ak sa kër non di lekk sa xaalis. di lekk sa xaalis doxaloo ma bàyyi la nga def sa mot de la fin laataa ñu yëkkati waxtaan bi. waaw donc gis naa ne waxtaan bi gaaw na lool. waaw mais kontaan naa lool ñëw fii. fii moom sama kër la. ndax kilifa gi sama rakk la. waaw donc ñoo bokk lépp. waaw ñoo bokk lépp moom vraiment ñoo bokk lépp donc dama leen di ñaanal rek affaire bi gën a yokku. donc te man nu ma ci mën a jàppee rek. dama ciy jàpp saa leen ma soxlaa aussi. waaw je suis à votre disposition. di leen ñaanal yéen ñëpp yàlla defal leen jàmm ànd ak wér yàlla def jàmm ci kër gi. amiin yàlla def fi naataange. yéen ñëpp seen salaire yi yokku. patron bi aussi xéwal bi gën a bari. waaw moom it mu gën ci gis boppam. waaw donc yéen tamit liggéeykat yi. ngeen gën si gis seen bopp parce que liggéey àq dafa am solo. c'est vrai waaw ci liggéey donc liggéey kii mais nag salaire du mus a doy. waaw mais nit ki na nga ko fay salaire bu ko jar mais salaire du mus a doy mais nit ki aussi mooy yemale aussi ay bëgg-bëggam. tey boo amee 100 000 francs di nga am soxla 200 000 francs. c'est vrai boo amee salaire 300 000 di nga am soxla 500 000 parce que. boo yemee ca 100 000 francs am na ci ñoo xam ne dinañ gis ne yow de 100 000 francs yi donc duñ la dis yenn soxla mais buñ gisee ne affaire bi yokk na kon ñu ne kon xaaral ñu gis la yenn soxla war naa yokk voilà loolu mooy Sénégal moo tax metti mais ñi ñaan yàlla rek mu dolli sutura parce que lépp ci sutura la nekk rek et puis yàlla def aussi ñëpp am xaru tabaski waaw amiin waaw vraiment ñëpp am xaru tabaski yéen de waa nguur ngeen waroo leen am jafe-jafe xar comme yéen séddale xar yéen a yor xar yéen waroo leen am jafe-jafe xar de waaw man de amaguma te jëndaguma it waaw mais xam naa fileeg le 10 ani première dame waaw bu fekkee mu ngi may dégg de moom bu ma mayee xar ma jël de. te waaw bu ma mayee daal ma jël moom. waaw te bu ma mayee ñaar it ma may la benn bi. waaw. jaajëf Amath ma lay jaajëfal ci invitation bi nga xam ne nangul nga à chaque fois comme ni nga ko waxee rek bu ñu la soxlaa bu ñu la woowee nga ñëw teew ñu waxtaanee actualité bi ak la mu làmboo lépp di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne dañuy faral di ànd ak ñun ci Sunugal 24. Oumou moo nekkoon ci technique ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax